jërëjëf ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam di ñaanal semaine bu baax semaine bi xamante ne mu ngi doog a door di am mbégte di waxtaan ak ministre du travail du dialogue social et des relations avec les institutions monsieur Samba Sy ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu studio monsieur le ministre fan yi gis nga ko constaté nga wax ci bëri na am na coow bu jub bi xamante ne yenn entreprise privées yi ak publiques yi dañu ne ñi xam dañuy liggéey foofu bu fekkee ne ñàkkuwuñu mën nañu toog seen kër ba ñax ko doog a ñëw loolu nag mu posé benn problème bi xamante ne bu xaw a am solo la ni ñaa ngi ci waxtaanee ñaan loolu du yoon ndaxte borom entreprise yi amuñ droit interdire liggéeykat yi ñëw liggéey si gaa ñàkkuwuñu loolu ni noo ko jàngatee monsieur le ministre. di la nuyu Alassane di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi baaxee di ñu déglu di ñaanal suñu réew yëpp ak addina bi yëpp jàmm. amiin am na as coow boo xam ne tàmbali naa juddu. ci coow loolu nag lan lañ ci mën a wax ban jàngat lañ ci am li jiitu mooy ñu jéem a xool lan la yoon wax boo jëlee suñu législation du travail maanaam li nga xam ne moo ŋànk ci wàllu yoon droit du travail. doo ci génne benn ponk boo xam ne dañu ne yow Alassane mii kat balaa ngay mën a dugg fii ci sa bërëbu liggéeyukaay foog nga fësal ne ñàkku nga ci lii mbaa ci laa loolu di benn. amul ci suñu législation du travail ñaareel bi. beneen ponk bi nga xam ne war nañ ko fàttali mooy ci biir dispositif boobu juridique ba léegi mooy législation du travail fësal nañ ci ni ki nga xam ne mooy xëyloo li ko war bokk na ci li ko war mooy mu fexe ba aar liggéeykat bi aar ko ci wàllu wér-gu-yaram aar ko ci wàllu kiiraangeem ba foofu muy liggéey dara bañ ko faa jot. ñu rax si dolli ne kii xëy si di liggéey moom tam loolu nga xam ne maanaam gal nañ ko si ndox ki nga xam ne mooy xëyle moom tam daf ko laawaale mooy lan mooy kii liggéey. war na saytu fi muy liggéeyee ak ni muy liggéeyee ba nga xam ne benn métit benn tolof-tolof du dal ñi fay liggéeyee. donc booy xool li war kii xëyle foofu moo war ki fay xëy. ñetteel bi nag loolu lépp ñu bokk mooy lii nga xam ne ñooy la ñuy dund lan la ñu war a def ci wàllu jëfin ak i matukaay lan la ñu war a jël ba nga xam ne ñu aar suñu bopp. jàpp naa ne boo tegee ñett yooyu benn bi mooy li législation du travail wax fi mu yem. ñaareel bi li nga xam ne imposé na ko employeurs yi ak travailleurs yi ñetteel bi ngant fi ñu toll waxtaan bu fa juddoo rek jàpp naa ne pexe dina feeñ. waaw feebar bi dafa ñëw dafa mel ni dafa remettre en cause li nga xamante ne moom mooy législation du travail dafa conflit bu feebar bi indi. daanaka booy xool feebar bi remettre en cause législation du travail xanaa kay dafa gën a fësal rek wareefu ñëpp partenaires yi mooy lan mooy Alassane war nañu xóotal suñu xalaat naan kii liggéey. lan moo tax muy liggéey maanaam bu fekkee nit day liggéey lan moo tax muy liggéey jàpp naa ne ñoo ngi liggéey pour gën a fësal gën a fulal gën a jot jàppandil suñu nekkinu nit maanaam bu ñuy liggéey dañuy bëgg a fësal suñu nekkinu nit mën nga si jàpp ne benn mooy da ngay liggéey pour am loo xam ne di nga ko suturloo faj say soxla waaye du loolu rek boo amoon tam alal bu doyee doy ba nga xam ne li nga lekk li nga naan fi nga dal li nga sol loolu yëpp teggeeku na la jàpp naa ne di nga continuer di liggéey ndax liggéey dafa am loo xam ne da koy indil doomu aadama day yëkki nit wane niteem donc loolu moo tax ñuy liggéey waaw loolu nag dafa fekk ne nga ànd ak bakkan donc lépp loo xam ne da lay aar may la nga xam ne da ngay dund may la nga xam ne da ngay am wér-gu-yaram jàpp naa ne loolu tam liggéey da koy yootu ci biir loolu principe yooyu boo ko tegee rek defe naa waxtaan diggante ñi nga xam ne ñoo ko sëx war na jural askan wi ay bunt yu bees yoo xam ne dañ ci mën a aar seen bopp. waaw feebar dafa jur du bees li nga xamante ne mooy nit ñaa ngi dee ci entreprise yi borom entreprise seen bopp tiit xamuñu kuy dugg kuy génn te nee nañu fu ñu nekk ni ñàkku bii rek moo mun a dimbali nit ñi même bu feebar bi bu la dalee mu wàññi nga xamante ne soxoraay feebar bi parce que kenn waxul ñàkku bi boo ñàkkoo doo am feebar bi mu nga ko am waaye liggéeykat yi ñoom bëgg nañu aar seen liggéeyukaay aar ñu fay liggéey ñuy ñëw tamit bu ci biti bu ñu vacciné wul dafa indi coow parce que France coow bi am na fa passe sanitaire bi xamante ne booy dugg restaurant il faut nga wone benn këyit bi lay woon yow vacciné nga soo bëggee voyage tamit da nga koy def am na ñu bëri ñu yaakaar ne loolu tamit dafay salfaañee seen droit. waaw xam nga boo xoolee sax France ñu ngi ci processus yi maanaam joyanti seen législation dugal ci ponk boobu mooy ci yenn bërëbu liggéeykaay yi balaa nga fi mën a jot di fa liggéeyee nga wane ne yow jaar nga fi nga war a jaar mooy ñàkku
waaye booy xool vote bi ni mu demee foofu defe naa ne ci assemblée nationale téeméer ak fukk ak juróom-ñaari nit ñoo ci ànd juróom-ñetti fukk ak juróom-benn contre. booy xool yëf yi xaw na peese lool. te jeexagul li muy wone rek mooy ne am na yoo xam ne société da koy teg dañ ci war a waxtaan ensuite jàpp naa ne li ñuy war a jéem a daw. bu ma abbee kay benn concept boo xam ne benn inspecteur du travail moom ma ko lebal maa ngi koy nuyu mooy ñu bañ a ñu moytu activisme normatif mooy yëf yi ne kët ne jon rek nga ne da ngay légiférer xam nga législation dafa nekk lu doy waar. dafa war a toog taaju ànd ak xalaat bu yaatu sóoraale lu baree bare loolu lépp nag ci dal dañ koy war a def maanaam li ñuy dund yàlla nañ ci yàlla génne. war nañ ci jàng lu baree bare ba nga xam ne jël ci matukaay yoo xam ne. c'est pour l'avenir waaye nag du ci biir pression bi li mën a nekk fi ñu toll mooy waxtaan. xanaa kay kii wut fi mu fanaan ak ki nga xam ne moom ku koy wéetal lay wut defe naa ne ubal bunt bi. ni ñu koy waxee waru leen boole. de ce point de vue donc ki nga xam ne da lay aar na la na nga ñàkku pour nga rëcc lii am pas seulement nga rëcc mais nga fexe ba ñi la wër say waa kër say am di jàmm say xarit say naataango ñooñu ñëpp rëcc ak yow mi nga xam ne yow tam liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey pour dund moo tax nga di ko def defe naa ne. point de jonction war na mën a am foofu déggoo war na fa mën a am. waaw parce que sax bi nga xamante ne ñoo gëm na ñoom ñàkku bi baaxu si ñoom gëmuñu ko parce que wax ji bëri na am na nga xamante dañuy nekk ci réseaux sociaux yi def de affaire complotiste ne ñàkku bi baaxul si ñoom ñu ngi daw nañu mootu ñàkku bi lii am na dañoo ragal ñàkku naka la ñu mën a concilier ñi nga xamante ñu ngi liggéey ci entreprise yi bëgg nañu ñëw seen liggéeykat yi ñàkku ñu bañ a contaminer dafay liggéey ak ñi nga xamante gëmuñ ñàkku bi. xam nga Alassane dañ nekk si jamono joo xam ne maanaam évolution moo ko indi yow taskatu xabaar ngay ci tas xabaar ngay liggéey nekk ci koo xam ne ci sama natt man nekk ci koo xam ne boo waxee warees nañu la mën a déglu man mii bu ma doon définir dama neen jàngalekat laa xaw ma ndax war nañ ma mën a déglu mais fa laa bokk. keneen nekk ci leneen. ñi am xam-xam di fajaate ci seen majorité écrasante ak fu ñu mënta dëkk ñu ne lii am te garabam bi nga xam ne da nga koy jël naan ko ci saa si mu faju amul. li ñu ci mën a génne mooy nañu def prévention geste barrière sorante masqué wu raxas loxo yi ñàkku surtout ñàkku ñu ne loolu moo ñu ciy rëccaloo loolu la ñuy wax massivement ku mel ni man toog fee nag bind benn kii sànni naan noo warul effectivement nous sommes dans le domaine de l'incertitude mais preuve yi ñu am nii tembe ñu teg ci loxo mooy en tout cas ñàkku bi day mooy solution bi ñàkku bi même bu la aarul à 100% nga jot ci mbas mi bu la dalee wax dëgg yàlla ni ñu koy dékkoo bokkul ak boo ko dékkuwul te liñ ci gisagum ragalu na moo tax li ñuy ñaax suñu askan fexe pour askan bi muy waa Sénégal mën ko def mooy nañu dem massivement vers la solution de la vaccination ñu moytu lu xew ku xam ak ku xamul ñëpp waxandoo. dafa am loo xam ne man day xawma da cee baax nit ku baax ci loo xamut doo ci sori waaye boo bëggee ci lépp nga indi ci dogal wax ci éclairage loo xam ne dafay am ay incidence ci dundinu askan bi defe naa ne li ngay def dara warawul maintenant malheureusement dañu nekk ci heureusement je ne sais pas dañu nekk ci jamono boo xam ne jamono wax la boo xam ne ku nekk rek bu la neexee nga wax te sa kàddu dina sori ci ñiy dégg nag bon ñu bari aussi peut-être dinañu déglu ñoo xam ne du ñoom ñoo war jàpp naa ne bu fekkee ne feebar moo la dal wala ci loolu ngay waxtaan fi nga war a jublu day du ci ñi nga xam ne dañuy liggéey yeneen fànnu liggéey yi mais ci spécialistes yi nga war a jublu. bu ñu xoolee communiqué ñaari sociétés yooyu génne fii Sénégal léegi man bu fekkee liggéeykat laa ci benn société bi bind nañ ko génn bu ma ñàkkuwul mënuma dugg liggéey si su ma xëyee tey ñëw liggéey si lan la ma yoon may. jàpp naa ne amul benn bërëb boo xam ne war nga fa mën a ñëw rek imposer loo xam ne yoon wi ci boppam dans sa globalité mayoo ko. ñaareel bi mooy gis nga ci tukulóor dañ koy wax gis nga du wax rek moo am solo déggin bi am na solo boo jëlee kayit yooyu nga jàngat ko yéen ñi bind sax. boo xoolee ci maanaam verbe yi ñuy utiliser li war li ñuy xaar si ak ni ñu ko waxee loolu la boo dégloo liggéeykat yi sax yenn bëri yi am na ci ñoo xam ne xaw nañu naqarlu loo xam ne ñoom la wundu ñu wasaare ko. sànni ko sur la place publique ñu ne wax dëgg yàlla loo xam ne waa i rajo ñoo ko moom seen liggéeyu bopp la ñu wax ko rek ñu gaawantu sànni ko xam nga. lu nekk dañ ko war a yemale fi nga xam ne foofu la war a yem. encore une fois jàpp naa ne waxtaan bu amee ci biir entreprise bi entre kii xëy ak kii xëy ñu ne kat lii am na lu metti la lu doy waar la lii la ci xam-xam wax lii lañ ci yéene nañu góorgóorlu def ko ni pexe yaa ngi nii sax pour ñu jéem a gunge suñu njaboot pour ñu def ko jàpp naa ne ñu bari dinañ ci daw pour man en tout cas ñàkk bi solution la
waruñu sax xaar ba ñuy imposer dara mais dañ ko war a def pour suñu bakkan et ensuite dafa li am mooy Alassane feebar bi dafa doy waar. te daf ñuy delloo ci suñu nekkinu doomu aadama. mooy lan mooy le propre de l'humain mooy nit koo xam ne day nekk ki moromam nit. feebar bi dafa mel ni dafa ñëw bëgg a dagg maanaam chaîne boobu diggante yi ne sori ooy leen Alassane bi ma ñëwee maag yow joxante wuñ loxo bi yow moo da day dañ doon joxante loxo fooree kaf mais gis nga dañuy sori yoo ku nekk nga indi sa mbir moomu jox ma ko ma fa ki ne la jërëjëf ñuy moytante noonu ngay xëyee fii noonu ngay xëyee feneen foo dugg loolu dafa indi lu bees si ñu nekkin lan nañuy fexe ba def ba loolu xaw a teggee ko mu gën a woyof ñu mën a xaw a dellu parce que duñu mën a dellu entièrement ñu xaw a dellu ci lu ñu nekkoon loolu mooy waxtaan wi donc jàpp naa ne dara warul moo a boole kiy liggéeyloo ak ki liggéey ci nañu aar suñu bakkan pour ñu rëcc. mais est-ce que warul lu ñu instaurer dialogue ci biir entreprise bi comité de santé yi nekk ci entreprise bi xam ne ku nekk réalité feebar bi lan la ni ñuy xam ko bu fekkee ne am nañ toujours ñu xamante ne ñoom même bu fekkee ne ñàkku normal sax duñu ñàkku parce que mënuñu ko dafa am ay croyance ñu am ak yooyu waruñu instaurer benn waxtaan ci entreprise yi pour ku nekk aar moroom. xam nga Alassane waruñu woon sax xaar lii am waaye de toutes les crises on apprend. waruñu woon xaar loolu li nga wax nii maanaam instauré ci biir bërëbu liggéeyukaay yi ay kuréel yoo xam ne dañuy waxtaan di xool ni ñu war a defandoo ñun pour aar suñu bopp ci pàcc boobu ak yeneen loolu yoon da ko tëral ba pare yoon woowu nag tëraloon ko peut-être que gisuñu woon tey li tax mu teg ko mais li nekkat ne jon wane na ne effectivement war nañu mën a waxtaan bu baax a baax non seulement d'ailleurs dans les entreprises mais au niveau de la nation elle-même ci réew mi man Alassane bu may déglu yenn yi damay xaw a yéemu tuuti. surtout si ñun ñi nga xam ne dañuy xëccu ne dañuy jiite askan wi. am na débat boo xam ne tey boo ko doon wax si tubaab da ngay naan c'est un débat puéril. absolument hors de saison. parce que balaa nga naan naam. nga nekk fa non Alassane yow yaa def lii yow Alassane yaa waral lii ak yooyu ak reetaanu li waroon Sénégalais yëpp li ñu war ñun ñëpp commencé par man yow mi ak keneen moo ñu mànkoo joxante loxo fexe ba futteeku ba ñu ne feebar bii kat duñ ko may porox ndoll ndax nag tant que benn sénégalais et plus largement benn nit ci àdduna bi mu ngi koy continuer am nous sommes tous en danger or ñi xam ne nañu feebar bi li ci doy waar li ko li mu sew mooy li koy joxe day soppaleku pour mën a rëcc maanaam day xeex ak ñun tey boo ko xàmmee nii di ko xeex am sa jumtukaay yi bu subaa mu jéem a métamorphosé wu pour rëcc sa jumtukaay yooyu di muter di am ay variants feebar bu mel noonu bu amee y a des débats qui deviennent des débats hors de saison le débat national celui qui s'impose le débat de survie le débat sensé celui rationnel mooy naka la ñuy fexe bu joxante loxo ba ne may prox ndoll virus bi pour ñu sàmm suñu askan sàmm suñuy ndaw sàmm suñu devenir réew. mais loolu kay monsieur le ministre amoon na bi feebar bi ñëw ci réew mi njiitu réew mi woote woon na ñëpp ñëw opposition pouvoir ci wetam waxtaan ci feebar bi ba ñu génn ci benn budget 1000 milliards ñu def ko ci mbas mi xeex waaye nit ñi dañu constater aussi comportement ñu yore nguur gi par rapport ak feebar bi tamit moo tax nañuy bari ne xëy na ñoom fu laaluñu maanaam xeex bi fu mu waree parce que dinañu ay tournée bi président def à travers les régions bokkal ñi xamante ne lawal na feebar bi. xam nga nee nañu boo nettali xuloo la. waaw wax loolu mooy fàtte lu bëree bëri xam nga bu ma doon limay tournée. ak i rassemblement. di limal ku nekk li nga def lu bëri lañ mën a wax fee maanaam li ñuy mën a may ñu génn ci mbir mi mooy ku nekk nga ne feebar bi responsabilité dàq ko man la war xam nga dafa yomb trop ngay toog di xool Alassane ndax bokk na si ñu jiite kër gi ñu nekk. lan la def lan la war la lu ko war nag yooyu nga dédouané wu ci wolof mooy yow moom baal nga si sa bopp lépp et son contraire nga mën def yu doy waar xam nga nag amoon nañ fi état d'urgence de amoon nañ fi couvre-feu de du ma nettali dara am na lu fi xew ñu di ko wax dëgg yàlla man bu ma bokkoon si loolu damay xaw a def la pédale douce man Samba day li ma mën a wax sama loxo si kaw mooy biñ ñu mayee sax ne yéen am ngeen droit ndax fi ngeen féete li leen war waxtu sàngam ngeen génn ak yooyu def man dama jàpp ne comme dañu newoon ne nañu toogandi pour pression bi yëpp taajuwaat réew mi dal virus bi bañ a dox maag sama njaboot ak ñi ma déggal yëpp def nañ loolu est-ce que en âme et conscience y compris les grands rhéteurs du moment am na ci ñu mën a yëkk seen loxo ne ci waxtu woowu taxawaay woowu la ñu amoon bu fekkee ne nag ku nekk suñu posé wu na question bi sous cet angle là li ñu war a encore une fois mooy non pas di naan
parce que booy wax yenn wax yi de je vais me demander lu tax yëf yi yëkkeeku lu mel ni France lu tax Chine yëf yi judduwaat fa lu tax explosion variant bi amaat fu nekk débat boobu c'est un débat puéril li ñu war mooy que pouvons-nous ensemble faire ici et maintenant pour préserver nos vies. waaw léegi fu ñu toll nii yaakaar nañ ñu bëri yaakaar nañu xëy na feebar yi nu mu commencé daraw ci réew mi war nañu gën a yëkkatiwaat kaddu waxtaan nga xamante ne ñoom ñu jiitee maanaam kuréel religieux yi maanaam xalif généraux yi ñu gën a duggalaat seen loxo ci loolu parce que am na sax ci mbirum vaccin nee nañu El Hadj Malick Sy bi mu fi nekk bi peste amee fii moom demoon na woneewu pour vacciner wu pour won population dañuy vacciner wu te gis nañu ci Diourbel yëpp ñuy wax fii maanaam Ousmane Badiane di directeur du programme de vaccination nee na Diourbel bokk nañ ci résistance yu gën a bëri pour vaccin bi ñu am fa foofu ban discours la ñu war a am ak ñooñu. jàpp naa ne ñiy jiite maanaam diine bi ci suñu réew ak fi ñu mën a féete wax dëgg yàlla seen taxawaay ci mbir mi rafet na du moins référence yi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ñoom ñëpp xaaruñu ñu ci dara. li des mooy ñun njaboot bi li ñu war mooy. ñu xool li nga xam ne la jamono ji samp toujours de perdu tout moment de perdu toute inadvertance tout moment de rupture ci chaîne bi c'est un moment de trop loolu nag message boobu jàpp naa ne message yu sénégalais yëpp décideurs politiques yi guides religieux yi responsable disons d'entreprise yi ñi nga xam ne ñoo jiitee kuréelu syndicat yi ñi jiitee ndaw ñi nga xam ne ñoo njàng meeg njàngale meeg yëpp ñun ñëpp la war tudd nga fi sànq li gouvernement bi jot a def bi mu weesoo ak am solo fexe woon ba ñu am taxawaay wu rafet ba dëkku mbir mi mu yem fii buñ ko defuloon fan lañ naroon a tollu tey malheureusement nag doyut on est toujours confronté à la difficulté moo tax waruñu laisser retomber daal l'effort il faut que ñu continuer ñun ñëpp ñu taxaw waaye nag encore une fois ku nekk si ñun waroo ko xaar ki ci des yow nga jàpp ne yow boo defulee dara garaawul boobu moo ñu rey man lan moo si sama pàcc lan laa si jot a def lan moo si sama taxawaay naa laajte loolu ba pare def ko ba mu mot xool nag ala santam ndax motal na bu ku nekk taxawee noonu rek defe naa ne mbir mi dina saafaro incha allah. mais est-ce que feebar bi du changer relation de travail diggante travail rek employeurs yi est-ce que du ko changer virus bi du changer relation yi war am. mais jàpp naa ne il y aura l'avant-virus il y aura l'après-virus si sama natt bu gàtt mooy xëy bu naqadi neexut waaye normalement xëy bu naqadi dañ si jàng. autrement dit de cette crise là il faut que fatalement ñu jàng jël ci yenn am na yu bees yoo xam ne day samp sànq si hors micro ñu ngi doon waxtaan nga tuddal ma lu mel ni xarala yu bees yi. mooy télétravail. ak yooyu naka xam nga doo nekk ne jon. est-ce que télétravail day imposer wu ci ñëpp léegi. xam nga télétravail boobu bu duloon sax mbas mi de par la marche du monde dina am loo xam ne day samp si ñun ndax dañu nekk si àddina boo xam ne léegi dootul àddina bu Sénégal rek ci boppam wala Afrique rek ci boppam mais àddina ñëpp la. comme àddina ñëpp la roofoo la yu boo nee yow Sénégal da ngay crosser sa bopp doo def tandis que ñeneen ñi dañuy def dañ lay romb bàyyi la fa donc loolu moom mu ngi mel ni rek seen image yi ngeen di ak yooyu nga nangu ñu bañ day wadd yaa ngi fàttaliku bi TV5 di commencé fii ak suñu antenne yu gudd yi yaa ngi koy fàttaliku ñu naan lii la ñuy seetaan non lii mooy dugg lii du dugg est-ce que tey am nañu on a le choix par rapport à ça non beaucoup de choses ont changé elles vont changer donc télétravail fatalement forcément impérativement dafa nar a dugg ci suñu législation. mais est-ce que législation Sénégal dañu ngi commencer di xalaat ci loolu. nag la télétravail duggee ci kër yi ci liggéeyukaay bi surtout aussi bu ñu nekkee réew mi nekk mel ni Sénégal dafa am jumtuwaay yu war télétravail est-ce que nguur gi am na prospective ci loolu. anticiper parce que ñu ngi troisième vague xamaguñu dëggam 4e 5e 6e vague dina ñëw te adduna bi dina gën a xën tëju qu'est-ce que naka la ñu anticiper ci loolu. waaw jàpp naa ne sax booy seet yi wax dëgg rek di natt. daanaka xaaruñu crise bi rek pour commencer naan xarala yu bees yi ak jumtukaay yi nañ ko law fulal gis nga li gën a bon booy xëccoo ak ñi ci des mooy xool jéego yi nga seexi ne bu donc xaw naa jiitu naa taxaw wax dëgg yàlla mais quand même booy natt li ñuy def en terme de numérique ci suñu réew am na jéego yoo xam ne seexi nañ ko est-ce que nag boo nekkee ci biir réew mi ak fu nekk sax même ci biir Ndakaaru yëpp di nga am connectivité bi war am nga jumtukaay bépp déedéet dese nañu jéego yu bari yoo xam ne war nañ ko seexi am na lu ñu def lu am solo am na ñu raw bari nañu waaye am na lu ñu war lu baree bari et on n'a pas tellement le choix parce que foofu lañu jëm donc xarala yu bees yi war na gën a dugg mbir yi war nañ ko gën a yombal jéego yu ñu seqi war nañ ko ful
war nañ tam si dispositif normatif yi gën a réfléchir parce que c'est pas une question simple de Alassane boo waree xëyloo sama gars yi yëpp léegi nii au lieu que ñu ñëw ñu teewaay ñu war a nekk ku nekk seen bopp ak yooyu doo leen teg gët ak yooyu am na lu bari loo xam ne war na soppaleku ci wàll woowu naka la ñuy nattee diiru liggéey bi naka la ñuy gérer sax santé sécurité au travail bi ndax li bu fekkee ne waa jaa ngi xew fii ci yii nga koy gis dara xew fii yaa ngi gis mais bu dara xewee ci nga xam ne foofu mooy bërëbu noppalukaay yi naka lañ koy nattee parce que ñu bëri nee nañu mën a def télétravail nga toog sa kër liggéey bu ñuy xaar ci yow doo nekk productif mën nga aussi am accident de travail ci sa kër naka la loi bi di gérer yëpp ak yeneen gis nga sànq defe naa ne ci seen noonu du ci biir rajo bi sax te trahiruma secret dama toogoon biir ngeen di ma dalal moo am ñu fa toog di waxtaan ak ñeneen sax si defe naa ci kii bi ñuy waxtaan ma dégg ci rajo bi kooku ñu di ko ñuy nuyoo di ko laaj ba yàgg naka weekend bi mu demee soxna la mu ne weekend bi de xam nga rek ñun jigéen ñi bërëbu kër ga bërëbu liggéeyukaay la pour ñenn ñi si ñun xaw ma nag Alassane yow naka ngay doxalee foofu ndax di nga laal tuuti di nga dimbal la boo ñibbee boo dee ñibbi dañu liggéey jàppale da ngay jàppale kon nag bari woo moroom agum ci Sénégal bon donc foofu xam nga c'est un lieu de travail pour certaines en tout cas composantes de la société or bu fekkee ne foofu moo tax nekk bërëbu liggéeykaay naka la ñuy concilier ñaar yooyu maanaam liggéey kër gi ak liggéey sa liggéeyukaay waaw et puis y compris sax ñi nga xam ne duñu liggéey foofu comme liggéey boobu ñaare tam l'appétit venant en mangeant dinañu bëgg a ñambaas yu bëree bëri yoo xam ne seen yëfu bopp la naka la ñuy fexe ba distraire lii ak lii donc dafa laaj ñu dal ñu waxtaan ñu natt bu bëree bëri ñu def teg loo xam ne bu taajoo dina nekk loo xam ne dina mën a laawaal lu bëri waa CNP je les salue sous ce rapport là am na xóotal bu ñu xóotal ci mbir moomu waxtaan nañ ci ñun waa administration du travail ñu ngi woon ci mbir mi waaye ni ma la ko waxee booy légiférer bu di légiférer jamais sous la pression activisme en tout cas en matière de normes c'est contre-productif voilà pourquoi c'est à tête reposée qu'il faut réfléchir mais on n'a pas le choix si télétravail ak yeneen yu mel noonu c'est l'une des leçons. kon da ngeen suma waxtaan ak organisation travailleurs yi waxtaan ak ñoom naka la ñu mën a defaree loolu. waaw te gis nañu aussi télétravail bi même si président yi ñoom seen bopp wàññi woon na seen voyage. ñu def ay maanaam ay zoom liggéey noonu est-ce que loolu yaakaar na aussi war naa mun a dimbale réew yi ñu mel ni ñu amuñ doole wàññi maanaam dépense yi ñuy def ci voyage yi. lu am solo la ne au lieu may dem à des milliers de kilomètres ma toog fi ma toog di waxtaan ak ki nga xam ne laay waxtaan la ñu pencoo noonu réunion noonu lu baax la waaye itam Alassane bul réere mbir mukk ne ay nit lañu. gis nga nit maanaam jegewoo bi dafa am tam lu muy jur leneen dama xamul ndax rek ki nga xam ne sa mbokk la ngeen am yenn relation yi mu nekk à 5000 kilomètres de toi nga nekk fii est-ce que rek téléphone bi doy na seen diggante mbala est-ce que dina laaj quand même malgré tout de temps en temps ngeen toog saafante suñu humanité moo ko laaj donc en même temps que veine yu bees yi war nañ ko explorer en même temps waruñu perdre de vue li contact bi mën a maye. mais virus bi bañ na contact bi. virus bi de bañ na ko mais jàpp naa ne bu si yàlla àndee xelu nit ak xaralam ak mën-mënam moo mën virus bi. moo mën man je suis rigoureusement optimiste on a payé un prix déjà très cher je crains que en tant qu'humanité ñu continuer di fay mais li ma wóor mooy bu soobee yàlla nañ ci génn donc virus bi ay njàngat lañu war a jëlee ci li nga xam ne imposé nañu ko depuis bientôt près de 2 ans. léegi bu ñëwaatee ci entreprise yi léegi mbirum vaccination bi obligatoire bi nañuy bëgg a imposer nit ñi ak nit ñi bëgguñu vacciner wu ban conciliation lañu mën mettre en place pour que entreprise bi moom du ci gaañu liggéeykat bi bañ ci gaañu. gis nga Alassane bu ñu doon waxtaan rek ci obligation yaa ngi koy fàttaliku. bu ñu la nee tu dois rek c'est que tu peux maanaam obligation bokkul ak nécessité impérative. obligation dafa am sax connotation morale normalement connotation morale mooy dañ lay teg loo xam ne dañ leen ne yow mii kat Alassane xamal ne wax loo xam ne nekkul maanaam du dëgg rafetul si doomu aadama. bu ñu la ko waxee yaay toog nag di xool est-ce que man mii kat dama war a bàyyi dëgg bi dem si li nga xam ne du dëgg mbala est-ce que dama war a sàmm dëgg bi. donc obligation noonu lay xaw a fonctionner bu ñu ma nee Samba tu es obligé de te vacciner pourquoi. mooy nga aar sa bopp mais surtout nga aaral ñi ci des est-ce que mën naa ko dégg waaw wala déet. bu dee dégguma ko est-ce que ku mel ni yow du ma baaxee ñëw waxtaan ak man maanaam bu ñu ko déggee noonu bañ ko def yi fu yat boo xam ne dañ koy peese parce que loi bi mayewul loolu mais waxtaan ak nit ñi jéem leen a convaincre won leen ne enjeu bi du seen bakkan ñoom rek mais bakkan ñi leen war yëpp jàpp naa ne wax dëgg yàlla déggoo day yomb li ciy bon mooy fitna wax joo xam ne wax ju warul la ak doole loolu moo ci baaxul moo tax ñun liñ ciy wootee mooy nañu natt bu baax li yoon maye
deux nañ jàpp ne l'enjeu est un enjeu de survie collective n'est-ce pas nañ jàpp ne nag loolu ñëpp la war dépp naa ne bu ñu waxtaanee wax dëgg yàlla war na seen mën a déglu ki la naan aaral sa bakkan nga aarale bakkan ñi nga nekkal ak yow mi nga xam ne yaa ngi xëy di liggéey defe naa ne seen intérêt c'est des intérêts convergents et non divergents. donc ci waxtaan bi syndicat yi daañu mën a ci dugg waxtaan ci. jàpp syndicat yi parce que dafa may syndicat yi xamante ne am nañu doole. li ma ci jot a dégg nii de mooy wax dëgg yàlla ñi nekk si syndicat yi ñenn ñi ma dégg bokk au contraire ñu ngi encouragé naan nañ sax wut ay pexe yoo xam ne dañuy may liggéeykat yi ñu mën a jot si ñàkk bi bu ñu ko bëggee xam nga yéen ñi nga xam ne ay taskatu xabaar ngeen fexe ngeen. ci c'est une importante chose ba am pendant 2 ou 3 jours defe naa ne ci seen maison. boobu la presse Babacar Touré ngeen fexe ba ñi ñàkk ñëw ñàkk leen foofu. defe naa ne kenn deful pression extraordinaire enfin je présume. que yow mii sa biir kër gi. neewoo sa gars yi kat xëy leen foofu par force ak yooyu. mais di nga leen encouragé jéem leen ne dem leen te bi ngeen ko defee defe naa ne am na lu mu jur loo xam ne lu am solo la. boobu mécanisme de war nañ ko mën a utiliser partout. te loolu laa dégg ci responsable syndicaux yi parce que nag encore une fois nañ jàpp ne Alassane dans cette affaire comme dans d'autres jeu de rôle rek moo am. tey jii yaa ngi toog fii di jiite benn këru liggéeyukaay. nekk si sax liggéeykat. man mii maa ngi toog sa wet ñu naan maa ngi wax si turu gouvernement bi. nekk ministre. keneen mu ngi nekk neen toogee neneen mais da nga toog suba nga toog fii ma toog man ma toog fee nga toog keneen toog fee nga toog parce que ñu ni neen la. bu ñu jàppee ne ñu ni neen la déggoo lu war a mën a am la kii xëyle kii xëy n'est-ce pas njaboot bi li ñuy ñaan suñu borom mooy fexe ba rëcc ba génn ci loolu donc war nañu mën a dialoguer ba déggoo. monsieur le ministre Samba Sy maa ngi lay gërëm di la sant di fàttali auditeurs yi dina waxtaan ak yow suba léegi ay ministre du travail ministre du dialogue social et de la relation avec les institutions mais waxtaan ak yow ci mbir bi xew fan yi liggéeykat yi dañu leen ñaax seeni entreprise ñu dem ñàkku ji ñàkku bi nag bu ñu ko defee dañu aar seen bopp aar seen entreprise aar seeni askan parce que fu ñu nekk nii feebar ni mu lawee ci réew yi ñàkku bii rek moo nekk gumu fii xamante ne na protéger nit ki ñàkk bi na taxut nga bañ a am feebar bi waaye boo ko amee dina wàññi coxoraay feebar bi ci sa yaram loolu nag ñu ngi koy ñaax ñëpp xamante ne dem ñàkku ji moytu def seen geste barrière comme ni ñu ko defee ni jël masque yi di masque wu di jël gel bi di ci def ci loxo yi di pomper pour di aar nit ñi aar seen njaboot ba ñu génn ci feebar yi bu ñu génnee feebar ba pare yu commencé waat suñu yeneen xuloo yi ci réew mi waaye dañu sauver suñu bakkan ba pare ñun de gërëm di leen sant di ñaanal bëccëg jàmm ak salaam jërë ngeen jëf di remercier équipe technique bi Birane Cissé ak ñu mu àndal ñëpp ñoom Faye ak ñëpp ñoom maanaam Fatima di leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf